télévision Futurs Médias ñu leen di nuyu bu baax a baax te leen di ziar di rafetlu topp bi ngeen di topp ci waxtu wi ci wàllu information dinañ ñëwit ci xibaar yi ak rédaction bi ni ñu koy defee ci wolof ak ci français waaye it tey ñuy des rek di waxtaan ci li nga xamante ne moo di tolluwaay feebar bi liñ ci jot nemmeeku ci ay cas yu am ay it ñi nga xamante ne jot nañu wér ak it ki nga xamante ne ñàkk na ci bakkanam di ancien président OM mu di Pape Diouf ñu koy jaale ay mbokkam di ko jaale réewu Sénégal yëpp du ñàkk ñu dellu siwaat ci fi nga xamante ne toll nañ ci wàllu xeex bi moo tax tey ñu fi dalal docteur Diallo Diop nekk médecin biologiste docteur dalal jàmm si plateau bi. jërëjëf. ma ci andit ak Papa Djibril Fall Pape maa ngi lay ziar. Arab maa ngi lay delloo ziar bu baax di nuyu docteur bu baax ci nangu bi mu nangu ñëw bokk ak ñun waxtaan bi di ziar tamit sénégalais yi ñuy seetaan si biir réew mi ak si bitim réew di bàyyi xel bu baax nag ñi nga xam ñoo tëdd ci lalu hôpital yi. ak ki nga xamante ni Pape Diouf ñu bëri xam ko ci monde sportif waaye journaliste la woon aussi à la base donc sunu doyen la woon di ñaan sunu borom mu xare ko aljana te teg loxoom ci njabootam. jërëjëf ñu ñëw ci li nga xamante ne maa ngi ko doon wax sànq docteur muy bilan bi nga xamante ne mën nañu wax moom la ñu amagum 190 cas contaminés wax 45 guéris wax ki ci ñàkk àdduna wax sax benn cas bu ñu évacué loolu tey boo ko déggee lim bi di yokk ndax da lay tiital wala jàpp nga ni pour le moment mën nañu dal xel ba léegi. jërëjëf maa ngi leen di nuyu di leen gërëm ci invitation bi loolu warul bett kenn. ndaxte daanaka jikkowu jàngoro ji la doomu jàngoro ji noonu lay demee te ragal naa ni kanam la jëm léegi ñu ngi ci fagaru ni réewu Afrique yëpp ak réewu àdduna si yëpp wante fagaru bi ci mbooloo mi la gën ajo ñun mesure yi ñuy jël jamono ji te réew mi jël ko ndax doy na pour fagaru bi. loolu xew-xew yi dinañ ñu àtte wante ni mu demee ni muy yokkoo wane na ne firnde la ne taxawaay bi des na. te li waral loolu mooy xëj na couvre-feu bi état d'urgence bi ak li ñuy digal ñi di leen koy xelal lu baax la waaye naka la ko nit ñi déggee ak naka la ko nit ñi di doxalee loolooy mbir mi. sooxe bi fan la nekk ci yow. sooxe bi mooy que couvre-feu bi ak état d'urgence bi guddi rek la. ci bëccëg ñu bari. dañuy doxal mel ni dara xewul te doomu jàngoro bi noonu lay doxee su nit ñi di doxi seen soxla ci bëccëg waaw moom nit ñi nag virus bi day ànd ak ñoom wante fi mu ne nii daal mun nañu jàpp ne Afrique mun naa wax ne mucc na ci waaye moo ci tane moo ci tanee gum léegi nag nañ seetaan a dàq ci daje mais ndax war nañoo seetaan parce que dañuy wax chaque fois ne ñun suñuy jumtukaay des na ngir xeex yenn feebar yi tey bu ñu ñëwee lii dal suñu kaw ndax toog seetaan bi lu war la. waaw dafa war a fekk nga am ci beneen pexe bu dul loolu ndaxte doomu jàngoro bi xam nga dugguleet. virologiste yi coronavirus bu bees lañ ko tuddee. waaw nouveau coronavirus donc am na bi ku jiitu. muy bu 2003 bi. boobu gënoon na ñàng fuuf. gënoon na metti boobu da daan ree ci lu gaaw. daawul am sax phase d'incubation nii. virus yëpp am incubation. waaye su xasee ba pare. ba jàpp yaram wi ci ay anam yu gàtt la lay boom. waaye boobu yegg siwul Afrique. boobu Europe la yem Chine la jógee woon moom tamit waaye Europe la yem. léegi bii nag ci boobu la soqeekoo. bii dañ moo tax ñu koy wooyee coronavirus type 2. ou bien SARS 2. moo tane ndaxte cokorde di virulence bi du bokkul ak bu njëkk bi wante lépp ci di am ni nit ñi di ko xeexee su xasee ba jàpp mbooloo mi. fa la mbir mi nekk te ñëpp xam nañ ne suñuy l'hôpital yi ak suñu système de santé bi. am na lu des daal ci dëkku taax yi xaw na tane waaye ci kaw gi moom daanaka li fa ne doyul. léegi déglu nañ Donald Trump ci déclaration déjà Emmanuel Macron boo ko déggee ci déclaration depuis le départ da ngay dégg mu ne dans cette affaire notre seul mobile c'est la science nga dégg Donald Trump démb ci déclaration bi mu def mu yaru loolu wuuteeg déclaration yu njëkk yi daal di wax ne dinañ def lu ñu experts yi digal. ndax jàpp nga ne ci suñu réew yi Afrique yi est-ce que le seul mobile reste la science wala déet est-ce que ñoo ngi déglu borom xam-xam yi bu baax ni ñu leen war a dégloo ci diggal yi nga xam ñoo ngi leen koy jox.
waaw loolu moom mënuma cee tontu ndaxte man retraité la xamatuma naka la yëf yi demee ci biir wante li am te des mooy borom xam-xam yi nga maanaam virologiste yi ak infectiologue yi nekk ci dëkk bi yi nekk fii ci université bi ak ci ay institut Pasteur yooyu xam nañu seen liggéey mokkal nañu seen xam-xam doy na sëkk te xam naa tamit dinañ lu ñàkk ñuy xelal ñiy dogal maanaam ñiy yore réew mi ñiy décider léegi seeni xalaat dafa war a méngoo ak seeni jumtuwaay mun nga xelal gouvernement bi li mu war a def te du am jumtuwaay yi mun nga wax gouvernement bi li mu war a def moom muy seet da nga dina intérim la wala du intérim maanaam fi mu ne nii li ñuy séentu pic li ñu woyee pic maanaam bi yëf yi demee bay takkar naa si ba gën a metti waaye loolu su amee mooy nit ñi dañuy daanu mënatuñu nokki ñu war leen dimbali ci nokki bi muy assistance ventilatoire loolu machine la laaj waaye machine yooyu yi nekk gum ci réew mi ñëpp xam ne ne suñu yeggee ci pic boobu du doy xaaju la doy suñu xelalee gouvernement bi mu jënd ay machine ngir fagaru léegi ci jamono yi ci tàng-tàng bi est-ce que gouvernement bi mën na ko est-ce que gouvernement bi foofu la bëgg dugal xaalis bi loolu moom gouvernement bi mooy décider ñoom lu ñu mën rek mooy xelal ko léegi dinañu seet nu muy demee mais gouvernement su waree décider it li Pape wax c'est-à-dire bu ñu ko wékkee ci borom xam-xam yi dinañ xam lan mooy doon priorité ak loo xamante ne du doon priorité. suñu defee li leen gaa yi xelal dina tane suñu muccul tamit dina tane bu baax. alors docteur man dafa am loo xam ne daf ma jaaxal dañuy faral wax virus moom fala budda bu commencé fenn dina am pic day wàccaat waaw dina am ñu ci loru. dina am ñu ci génn dina am ñu ci lii foofu it dina baax ñu xelal nit yi parce que bu ñu ko wekkee foofu rek mën nañ ne comme ni ko yenn réew yi doon jéem a defee bàyyi ñëpp contaminé ñu xool ñan ñooy sauvé wu ndax seen système immunitaire permettre na leen ko waaye ñeneen ñi dañoo décider ñoom dañuy jéem a jànkonteeg feebar bi ngir fexe jële ko fi tey boo doon xool ci sunu réew yi lan mooy modèle wala approche bi nga xamante ne moo gën a adapté ci li ñu nekk. waaw xam nga bii jàngoro bii xeetu jàngoro dafa di épidémie maanaam jàngoro buy wàlle buy law ci lu gaaw ci ab diir bu gàtt duguleet waaye bi ñu njëkk a gis te mu mel noonu maanaam li nga xam ne day law ci àdduna si yëpp muy sida VIH moom gaawul dafa yéex fi mu ne nii virus bi su duggee sa yaram Covid-2 balaa mu lay jàpp ba daaneel la du mat fukki fan dañu ne ñeent ba juróom-ñaari fan doomu jàngoro sida su duggee sa yaram sa deret balaa muy lay commencer sonal dina mat fukki at donc te moom tamit law na ci àdduna si waaw donc bii moom bu bees la en tant que pandémie léegi gars yi nee nañu ni muy demee mooy comme bu bees la parce que ci beneen bi la soqeekoo c'est un mutant kenn amul li koy aar ci deretam. maanaam y a pas d'immunité bu bees la ak yeneen yi fi jàll yëpp moo xam SRAS boobu nga wax wala Ebola wala grippe aviaire ak yeneen est-ce que virus yi amuñu caractéristique commune yoo xamante dina leen permettre ñu mën a basé wu si loolu pour loolu la lay jéem a leeral am na ay virus yoo xam ne seen cycle bu gaaw la bu takkarnas yi c'est les virus aigus d'infection aiguë yeneen yi bu yéex la c'est les virus chroniques Ebola ak Covid ay virus yu gaaw la ñu alors que sida virus bu yéex la Ebola fukki fan la ba su duggee xase bi dugg saram balaa mu lay daaneel waaye li tax Ebola bi nga xam ne mos nañu jànkonteel ak moom ba mucc ci moo gën a bon fuuf SARS bi mooy di ne Ebola su xase ba jàpp nit ki lépp ci yaramam mooy wàlle li jóge ci rangoñam ba ci gaanuwaayam ñaqam sax mun na laa wàll muy dund baa mu dee soo ko laalee dalay wàll alors que bii li muy tufli ak li muy sëqat rek moo la mën a wàll. D'accord xam nga lu ma la wax bon et fi mu ne nii commencé na law mu ngi yokku kanam la jëm kenn xamul fu muy yem te pour que ñu am yaakaar ne yëf yi du dem bay jéggi dayoo ci mbooloo mi la ajoo
ak seen fagaru maanaam li ñu leen di sant ñu def ko li ñu leen digal ñu wéy ci li ñu leen tere ñu ba ko dégg nga ba noppi te ni ñu koy defee ni ñu koy santaane ñu xaw cee jub maanaam ma may la benn firnde jub waaw mel na benn firnde nee nañu couvre-feu ndax wér-gu-yaramu mbooloo mi ñi teggi loolu suñ leen jàppee dañ leen di tëj ba ëllëg suñu fanaan police ëllëg sa suñu fayee alamaan bi ñu bàyyi leen ñu ñibbi waaye am na ku mu dal ci samay mbokk mu fanaan commissariat juróom-ñeent nit la ñu woon ci benn cellule bu ndaw mais ci cellule boobu ci guddi googu police mu nga noonu police deful dara pour respecter les distances respecter les barrières aar leen pour wan leen ne li ñuy def nii du pour sonnal leen du pour lottal leen seen njëriñu ñu xam nga li ma la wax loolu mooy tax ñun ñi yeewu xam ne li ñuy woote dëgg la si ñun waaye sooy dàq ñi ci mbedd mi ak say cravache mbaa say liif dégg nga ñëw di tas seeni géew fekk waxoo boolewu ci sax ay wax ak yeete. est-ce que yow docteur da nga bokk ci ñi jàpp ne tey dañu war a dem vers un confinement total. alors confinement total su yëf yi demee ba takkarnaas yi ci lay mujj. takkarnaas mooy ban kii. niveau la war a àgg mooy suñu demee ba dépassé weesu nañ jàpp fukki junne yi cas ci réew mu mel ni Sénégal. mais xam nga foofu tamit am naa fi beneen question ndax. réew yi ñu gis yëpp ñu ne dañ doon xaar pic bi mooy bi ñu constaté seen cas communautaire bu njëkk mooy échappé nañ leen daanaka seen contrôle mbir maa ngi wàll koo xamante ni demul dikkul cas communautaire bi buñ ci tegee fukki fan ak juróom daanaka dañ ko war a multiplier nombre de cas bi ñu amoon par 3 wala 4 évolution bi fii ndax demee na ci noonu ñu ko borom xam yi doon ko projeté wala déet. loolu pour que ñu xam ko dañoo waroon a yaatal test yi. test massif. mënuñu ko ndaxte amuñu ko moo tax fi mu ne nii politique waa Fann ak Institut Pasteur mooy balaa ñu lay testé nga wopp maanaam nga tàmbali sa xët mbaa sa yaram tàng am ci tàngooru yaram bu boobaa dañ seet ni gam doomu jàngoro baa ngi si yow am déet. léegi ci loolu la ñu soo xasee ba am fièvre benn test bi positif ci la ñuy commencé paj mi. alors est-ce que loolu aussi du problème ndaxte ba ci docteur Raoul ak chloroquine bi ñuy wax ak yooyu li ñuy wax mooy su fekkee ni nit ki pour tester nañ ko mu positif donte symptômes yi commencé gul génn ci la ñuy commencé traitement bi. parce que bu ñu bàyyee ba symptômes yi commencé génn it bu traitement bi commencé it mën naa trop tard est-ce que loolu tamit amu ci ñun. yéex goo xamante ni aussi nar nañ ko ci bu fekkee ne lii lañ nar a def. waaw mais xam nga politique docteur Raoul ay werante yu dul jeex la indi tugal. waaye fii moom gis nga professeur Seydi moom xaarul kenn jël na décision am. man ba léegi ba professeur Seydi di wax comme dama retraité xaw ma woon sax paj mi nuy demee suñu la nee nangam ñoo. feebar bi wàll nangam ñoo ci wér. xaw ma woon ni ñu leen di fajee. parce que amul garab jàngoro ji moom SARS-2 amul garab amul vaccin donc naka lañ leen doon fajee ak yeneen antiviraux yi benn bi ñu waxoon di jógee ci ARV yi maanaam garabu sida yi. mujjee nañu seet ne baaxul doxul est-ce que interféron lañ leen doon jox est-ce que garabu Ebola lañ doon jox parce que si étude boobu dégg naa ne garabu Ebola bi ci boobu boole nañ ko ci. ba ñu mujjee ci boole chloroquine mais chloroquine xam nga garabu paludisme la woon. ne gars yi nee ne en tout cas docteur Seydi professeur Seydi nee na moom. mu ngi koy commencé na ko. te gis na njëriñ li. kon léegi suñu gisee ku xas ba positif. mun nañ la jox chloroquine mais waaye protocole bi yemul ci Nivaquine. waaw ñaari molécule dañ koy boole ak beneen antibiotique. waaye léegi ci ñun ñi nga xam ne mooy ancienne formation bi. bëgg a faj jàngoro virus ak ay garabu bactérie mbaa parasite protozoaire pour palu day doy waar. doo xam sax leen lay nirool mais gars yi ko saytu yi ko segg set càmbar ko nee nañu baax na ñun lu mu ne ñàkk la ñuy bañ lu ñu am jël waaye nañu jéem a dakkal law gi dafa la lépp nekk waaw léegi foofu ci law gi aram wax naa confinement bi léegi nga ne dafay metti wala foofu la ñuy total confinement total loolu mooy tëj nit ñi seen kër waaw loolu bu mënta am comme ni ko docteur woon doon waxee professeur woon doon waxee est-ce que cordon sécuritaire bi du mujj nekk tamit lu mënta ñàkk maanaam
ñu ne par exemple Parcelles Assainies gis nañ ne touché na bu baax wala Guédiawaye touché na wala Pikine touché na bu baax ñu ne léegi waa Pikine yéen wala waa Guédiawaye kenn dootu fi dugg nu mu la neexee kenn dootul génne nu la neexee. xam nga loolu dina jafe lool est-ce que policiers yi gendarmerie ak soldats yi doy nañu pour def loolu ci réew mi yëpp mu daj ba noppi mooy rek ni ñu ko defoon ci Ebola ne dañuy tëj frontière u Sénégal. xam nga ci Afrique sowu jant Sénégal rek moo tëj frontière am ak Guinée. te benn cas rek. moo fi ñëwoon. te boobu cas daanaka bi muy yegsi. fekkoon na muy laate wér. amul beneen. waaye suñu mbokk maliens yi. ak nigérians yi am nañu ñu jógee Guinée mbaa ñu jógee Libéria ñu ñëw seen biir dëkk. bien benn diplomate moo ñëw Lagos. ci aéroport bi la daanu. bañ ne du ñibbi. am ñi mu wàll. ñooñu gaañu wàll ñeneen ñu gaañu. mais taxul Nigéria tëj frontière am ak Libéria. te fexe nañu ba jàngoro bi lawul bay jéggi dayo léegi tey même chose léegi bu ñu nee période bii ñu nekk Dakar mooy épicentre bi. ba cité ay yenn zone Dakar ouest ak Dakar sud. ndax dañu war a bàyyi kon nit yi di demlanteeg di dikkante sans pour autant jël ay mesures spécifiques ci zone yooyu noonu. waaw léegi soo bëggee tëj Dakar sud nee nga ak Dakar nord. Dakar sud ak Dakar ouest. ak Dakar ouest nee nga ngay tëj. waaw léegi épicentre bi ñu xam ne mu nga Touba nag. mais loolu wàññeeku na ndax ñoom au moins ñi ngi expérimenté loo xamante ne permettre na leen ñu wàññi cas yi ci xam nga épicentre boo gis dafa fekk nga seet ko li nga wut rek ngay gis sans recherche on trouve rien. lan moo la wóor ne frontière u Banjul mbaa frontière u Guinée Bissau mbaa frontière u Mali mbaa frontière u Gànnaar amu fa ay cas importé lan da sax mooy cas importé ay sénégalais yu ñibbi si seen réew indaali jàngoro bi commencé ko tas ni ko nit ma ne parce que virus bi lu day wàlle ak doole fi mu ne nii yaakaar naa ne ñëpp la ñu war a digal ñu moytund ñu aar seen bopp aar seen njaboot aar seen dëkkaale loolu mooy toog seen kër ndaxte ñu bari liggéeyatuñu fi mu ne nii lépp a tëj du l'école yi rek même l'hôpital yi ngay gis mais l'hôpital yi amatul benn activité normale ñëpp a ngi jonkan di xaar virus bi. léegi ñu am yeneen feebar yi dans tout ça. ñooñu nekk loolu mooy li ci metti ñi ñu programmé woon war leen a opérer. dàq nañu opération bi urgence rek la ñuy traité urgence mooy jigéen ñi wasin wala appendicite wala occlusion yooyu gaaw mais ordinaire bi. ñi nga xam ne jàngoro yi am na si ñoo xam sax ñemeetuñu dem hôpital. ñu ci bari jëm mi jóg dem hôpital. mu nga noonu en tout cas Fane gars yi bëggantuñ fa. waaw kenn dematul Fane. mais yeneen l'hôpital yi si noonu la à commencer par principal ñëpp ñu ngi waajal. te yooyu Dakar la région yi moo gën a métti. merci xam nga te loolu yëpp ci conséquence su. mu nga noonu mauvaise politique voilà. ci conséquence su pandémie bi la bokk. mais ci conséquence aussi ñàkk préparation wala perspective yoo xamante ni. soo waxee ñu ne la daf ñoo dab. waaw soo waxee ne loolu waxoo dara parce que jàngoro yëpp ay dabe. ça benn et puis surtout suñu système de santé li koy yàq c'est que dañ al toppe xam nga toppandoo. ak def tugal royukaay. donc modèle bi fa am waruñu ko indi fii. naka lañ koy defee parce que ñoom. li ñuy liggéeyee li ñuy fajee ñoom ñoo koy defar piqûre yi garab yi ngi ciy def code wéteen bi alcool bi machine yi lépp ñoom ñoo koy defar xoolal li leen dal léegi dañuy manqué ay masques mais ñu ngi dem ba Chine di wuti ay masques ay gants même problème ñun nag suñu lépp bitim réew lay jógee. mais professeur yow nga nekkoon ci domaine boobu aussi nekkoon ci wàllu recherche wàllu gëstoog yooyu ba gëstu bi da nga koy dégg rek. parce que université daal jàngale nga fa. waaw loolu laa la bëgg a wax gëstu taxul waaw moo tax ma bëgg laa laaj ci wàllu gëstu tey ñun suñu réew. Afrique yi déjà mais plus particulièrement Sénégal ci wàllu gëstu ban gëdd lañu ko jox ak ban fulla. joxuñu ko gëddaam ndaxte suñu ko faydaaloon dañuy sukkandiku si suñu xam-xamu cosaan ci niñ daan fajoo balaa tubaab yi ak naar yi di fi ñëw càmbar ko settantal ko gis li ciy jëriñ ñu jéem koo saxal ñu jéem koo liggéey ngir jëriñu
ba noppi li ñu amul nag nga xam ne ci lu bees la technologie moderne ak yooyu waxuma ñu jëndi ko waaye suñ ko jëndee ñu def ni chinois yi xam nga léegi chinois yi gars yi si ñoom la ñuy dem pour jënd ñoom ñoo joxe ay centaines de respirateurs à l'Italie naka la ñu def mais bi ñuy jënd ay machines dañuy jëndaale technologie bi ñuy jënd ay avion duñu dem ci jënd ay avion wala ay bateau da nga leen di jaay avion indaale xam-xam bi mu ngoog comme ça ñoom avion yi ngay indi dañ koy démonter remonter waat ko après démonter waat ko di liggéey pièce bu ci nekk mais da ngay dem ba nga xam ne dinañ def avion bi nga leen jaay noonu la demee waaye ci diir bu gàtt motul sax genn wàllu xarnu juróom fukki at xoolal li chinois yi liggéey waaye tamit am na le revers de la médaille ndaxte ñetti xobu jàngoro yi ñu gis ci xarnu bu bees bii si jógee waaw su dul Wuhan muy Hong Kong luy sabab bi li virologiste wax mooy comme dañuy tabaxaat seen réew dañuy rajaxe àll gi te suñu ko rajaxee suñ ko xasee ba rajaxe dañuy déstabiliser rab yi fa nekkoon gàncax ji fa nekkoon ak surtout garab yi ñuy wax chauve-souris yi chauve-souris frugivores yi lekk ay fruits te boobu rab réservoir de virus la mooy réservoir virus COV1 nouveau COV mooy njugub mooy njugub exactement mooy njugub mooy bu MERS bi aussi bu naar yi Middle East mooy réservoir virus Ebola ci Congo waaw te léegi suñ leen rajaxee ñoom ba ñu jógee fi ñu daan faral di toog ak di lekk suñu màngee dem ci ay yeneen anam bu boobaa nag mun nañoo def li ñuy woowee saut d'espèce maanaam dem ci beneen rab bu dul woon seen rab bu ñuy jëfandikoo bu nga xam ne ñii dañ koy lekk musiba te ñi ci gën a metti mooy bi ñu jàppee ay rab parce que par exemple pour sida dañoo jaar ci golo yi les chimpanzés moo doon réservoir bi intermédiaire bi waaye pour Ebola c'est le chauve-souris directement moo suñu génnee seen déjection fruits yi ñi lekk leen wala lekk chauve-souris bi te ñorul pour na mu tuddati buy bii COV2 bi nee nañu benn espèce su jasic c'est un reptile en fait qu'on appelle le pangolin moom les chinois yi di jënd Afrique par million di ko lekk moom moo indi xeetu jàngoro boobu lu Wuhan dégg nga beneen bi c'était espèce su mousse bi nekkoon Himalaya moom moo indi SARS-1 dégg naa ne MERS moom jaar na ci gëléem ndaxte gëléem la fa nekk mais bouleversement climatique déforestation dégg nga ak intensif élevage intensif. Finalement le problème n'est pas que médical. Le problème est général système liggéey bi la te faw ñu seetaat ko. alors suñu ñëwee fu mel ni Afrique naam bu dee sànq wax nga ni ñoo taneegum te bokk na ci ay penseurs yoo xamante ne wax nañ ne Afrique war na fexe di booloo ci yu bëri nit ñu mën a jëm kanam yu bëri ngir ñu mën a dooleel seen bopp wala fexe basé wu seen culture wala si seen i xam-xam comme ni nga ko waxee sànq fi ñu toll nii ak insuffisance yi fi am ndax loolu risque boobu mën nañ ko jël ci kaw ne réew Afrique yi tey dañu boole seen bopp joxante loxo ngir mën a xeex pandémie bi ndax loolu mën na la. looloo war waaye ñun dañoo sàggan mais si anam joo gis fi mu ne nii bi Afrique jànkonteel bennoo rek moo ñu tax a mucc. bu ñu bennoo te amuñu jumtukaay dina sotti tam. mais suñu bennoo am doole mbooloo mooy doole. xool ko ci wàllu kaaraange bi ñu boomee Kadhafi ba rajaxe Libye gaa yi daal ci ñu ko leen di woowee jihadiste xoolal mooy musiba yi ñuy jural ku nekk di ko xeex ci sa wàllu bopp dañoo xaar ba tubaab bi Macron ñëw ne leen bennoo leen ñu joor a def seen G5 Sahel Sénégal bokk ci loolu mu tekki dañoo war a xalaatal suñu bopp dogal suñu dogalu bopp ba noppi doxal li ñu dogal sax ci te tey sax am na ay doomi réew ñi defar le rapport alternatif sur l'Afrique ci journal bi laa ko gis mais nee nañu
Afrique war na fexe ba am ab tontu bu muy tontu xeetu jàngoro ji ngir mucc ci te war ci xaar kenn ndaxte wareefam la te moom intérêt la. parce que fi mu ne nii boo xoolee sax li tax aussi bien recherche yi professeur Raoul def aussi bien OMS aussi bien Antonio Guterres boo gisee ni Afrique aki moo coow loolu te doomi Europe yeeg doomu Amérique yi defuñu ko. c'est parce que tout simplement ñun dégguñu CEDEAO dégguñu Union africaine. c'est-à-dire que bu fekkoon ne ñoom am nañ position ferme par rapport à ça mais kon su boobaa ñële suñu waxee mën na bañ a am résonance comme ni mu ko amee fii. exactement. Merci. Exactement. Merci beaucoup docteur Diallo Diop et Pape Djibril Fall. On va passer à la pub daal di seetaan journal wolof bi bu ñu ci noppee jàll ci pàcc 20h bi bu ko defee ñu dellusiwaat ci suñu gan. bi nekkoon Himalaya moom moo indi SARS 1 dégg naa ne MERS moom jaar na ci gëléem ndaxte gëléem a fa nekk mais bouleversement climatique déforestation dégg nga ak intensif élevage intensif. Finalement le problème n'est pas que médical. Le problème est général système liggéey bi la te faw ñu seetaat ko. Alors suñu ñëwee fu mel ni Afrique naam bu dee sànq wax nga ni ñoo taneegum te bokk na ci ay penseurs yoo xamante ne wax nañ ne Afrique war na fexe di booloo ci yu bëri nit ñu mën a jëm kanam yu bëri ngir ñu mën a dooleel seen bopp wala fexe basé wu seen culture wala seen i xam-xam comme ni nga ko waxee sànq fi ñu toll nii ak insuffisance yi fi am ndax loolu risque boobu mën nañ ko jël ci kaw ne réew Afrique yi tey dañu boole seen bopp joxante loxo ngir mën a xeex pandémie bi ndax loolu mën na ne. looloo war. waaye ñun dañoo sàggan mais si anam joo gis fi mu ne nii bi Afrique jànkonteel bennoo rek moo ñu tax a mucc. bu ñu bennoo te amuñu jumtukaay dina sotti tam. mais suñu bennoo am doole mbooloo mooy doole xool ko ci wàllu kaaraange bi ñu boomee Kadhafi ba rajaxe Libye gaa yi daal ci ñu ko leen di woowee jihadiste xoolal mooy musiba yi ñuy jural ku nekk di ko xeex ci sa wàllu bopp dañoo xaar ba tubaab bi Macron ñëw ne leen bennoo leen ñu door a def seen G5 Sahel Sénégal bokku ci loolu mu tekki dañoo war a xalaatal suñu bopp dogal suñu dogalu bopp ba noppi doxal li ñu dogal sax ci te tey sax am na ay doomi réew ñi defar le rapport alternatif sur l'Afrique ci journal bi laa ko gis mais nee nañu Afrique war na fexe ba am ab tontu bu muy tontu xeetu jàngoro ji ngir mucc ci te war ci xaar kenn ndaxte wareefam la te moom intérêt la. parce que fi mu ne nii boo xoolee sax li tax aussi bien recherche yi professeur Raoul def aussi bien OMS. aussi bien Antonio Guterres boo gisee ni Afrique aki moo coow loolu te doomi Europe yeeg doomu Amérique yi defuñu ko. c'est parce que tout simplement ñun dégguñu CEDEAO dégguñu Union africaine. c'est-à-dire que bu fekkoon ne ñoom am nañ position ferme par rapport à ça mais kon su boobaa ñële suñu waxee mën na bañ a am résonance comme ni mu ko amee fii. exactement. Merci. Exactement. Merci beaucoup docteur Diallo Diop et Pape Djibril Fall. On va passer à la pub daal di